asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ñaareelu bés àtteb Cheikh Béthio Thioune ak ay cantakun fële ca diwaanu Mbour ñoom ñee ñuy tuumal di wéy ba léegi di jàll ci kanamu àttekat ba bokk na ci ñoom ki ñu ne moom moo dóor balu fetal Ababacar Diagne moom ak Bara Sow ñu faatoon leen fële ca Médinatoul Salam ca atum 2012 ab lakk bu metti am ci avenue Blaise Diagne lu soriwul dara kër sëriñ bi foofee nag benn immeuble mooy tàkk xaaju guddi ba léegi sapeur pompier yaa nga fa am ay jafe-jafe ngir fay taal boobule ginnaaw wax ji ay jëf kii di ministre bi ñu dénk wàllum urbanisme logement ak catal dëkk bi moom ak préfet bu Ndakaaru door nañu liggéey bi mu di feexal ak yaatal mbedd yi démb ci guddi nag bëri na ay woto yu ñu jëlee ci mbedd bi yóbbu leen ca fourrière municipale ñu ne opération boobule dina wëy ci bés yi la di ñëw ci xibaar yi ba léegi campagne mbayum ren mi daanaka lu ëpp ci juróom fukk ak juróom benn junni ci ay ji ci wàllum gerte ak yeneen ci ay pepp nag pare nañu ba noppi séddale leen rek la ñuy xaar loolee tukkee ci ab conseil interministériel bi ñu ko jagleel démb lii di état bi nag di ñaax privé bi ñu gën leen a jàppale ci campagne boobule mbokk yi loolee taxañ la nes tuuti ñu yaatal ko. ca diwaanu Mbour ca tribunal ba rawatina chambre criminelle ba mu ngi fay wéy atte bu Cheikh Béthio Thioune ak fukk ak juróom-ñeent ci ay cantaku ni ñuy tuumal ni ñoom ñoo faat Ababacar Diagne ak Bara Sow ci atum 2012 sànq la dooraat kon ñu ne lu toll ci juróom-benn ci ay nit ñu leen di tuumal ñoom ñu nga ca kanamu attekat ba ñu leen di laaj Abdourahmane Diallo mi ngi en direct Abdourahmane ñu ngi lay nuyu. soxna Naata bokk na ci ki ñu ne moom moo jël balu fetal dóor ko Ababacar Diagne ci ñi nga xam ne ñoo jàll tey ci suba ba léegi ndax mën nga ci dellu si waat. waaw soxna comme ni nga ko waxee kooku nag Serigne Khadim Seck la wuyoo bokk na ci ñi nga xam ni sax moom la ñuy njëkk a déglu moom dañu wax ni sox bi nga xam ni moom moo laal Ababacar Diagne mu faatu moom moo yoroon arme boobu moom it dëggal na ni moom moo yoroon arme bi xam na ni sax arme boobu ki nga xam ne moom mooy Cheikh Béthio Thioune moo ko joxoon mais laata élection présidentielle yu 2012 yi la woon cantakun bi di dëggal ni tiré na ñeenti bal mu xam le ni yeneen ñett yi ci kaw la ko daal di tiré ñeenteel bi moo la njortu ni moo jàpp moo daal di dal Ababacar waaye nee na bi mu doon tiire ñeenteel bi daf fekk muy daw donc li mu def noonu teyu ko keneen ki nga xam ne itam déglu nañ ko di Demba Kebe moom dañu njortu ni sax moom moo woote yeneen cantakun yi pour ñu génn ci biti daal di xeex waaye moom li mu xam le ni dafa ne cantakun yi nañu daw ndax am na ñeneen ñi nga xam ni ñoom ñoo la nekk di attaqué waxul kenn na daal di xeex ak groupe ki nga xam ni moom mooy Bara Sow ak ñi mu àndal Pape Anne moom moo yoroon benn pick-up bi nga xam ni moom foofu dañ fa fekkoon deret ñu xam le ni pick-up la bi nga xam ni moom moo daal di yóbbu ñi nga xam ni moom mooy Bara ak Ababacar pour ñu suul leen waaye moom xam le na ni pick-upam bi maanaam otoom bi yóbbul benn néew te deret bi nga xam ni moom lañ fa gis ay nag ay xar la yeboon xar yooyu et puis la veille la li ni mel amoon Cheikh Balla Diouf moom jàpp na ni moom fekkeewul xeex bi waaye bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo daal di déplacé corps yi nëbb leen waaye tamit bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo daal di suul ak Babacar ak Bara beneen juróomeelu nit bi Samba Ngom lay wuyoo moom it xamle na ni fekkeewul xeex bi waaye moom it dañu fekk ci moom ab arme bi nga xam ni mu ngi yoon ci loxoom te moom amul benn autorisation buy wane ni dafa war a utiliser arme bi ku mujjee ci ñi nga xam ni jot nañ leen déglu kooku Serigne Saliou Baro la tudd Serigne Saliou Baro moom liñ koy joxoñ baaramu tuuma mooy dañu ne dafa bëggoon rawale li nga xam ni moom mooy arme de crime bi Touba waaye enquête bi dafa wax ni du arme bi mu yoroon moom la ñu faatee ki nga xam ni moom mooy Ababacar waaye tamit bokk na ci ñi nga xam ni xeex bi mu doon am moom moo doon dalal li ni mel ajaratu nata Abdourahmane Diallo ndax turu Cheikh Béthio Thioune jib na foofu tey jile Abdourahmane kon du ñàkk dinañ dellu si waat ci loolu waaye dañuy des ba léegi rek ci àtte bi xam ngeen ko Cheikh Béthio Thioune moom mi jiite cantaku ni nekku fii dafa dem biti réew ndax nee na day faju ba tax na dañ koy àtte ci ginnaawam kii di awakaawam nag kenn ci ñoom maître Moustapha Dieng ne xelam dal na ci bés bu njëkk bi foofulee naam sax na kiliyaanam bëggoon na ñëw teew ci àtte boobule moom maître Moustapha Dieng dañ koy dégloog Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ay conditions yoo xam ne conditions yu baax la ñun wax nañu avocat yi nga xam ne ñoom ñooy partie civile yi wax nañu
indi nañu dossier médical bi nga xam ne dafay wane ne Serigne Cheikh Béthio Thioune dafa tawat. xam nga ne dossier médical dafa am secret professionnel do fii la ñuy ñëwee di génne dossier médical doomu aadama bi mais tribunal bi nangu na ne Cheikh bi feebar na lenn rek moom moo tax mu ne nañu àtte dossier bi ñu jugé ko moom en son absence dafa ne certificat médical lu médecin bi dafa waroon a gën a leeral indil ko ay argument yu koy wane ne mun na wala mënul a jël avion jógee France ga mu nekk pour ñëw fii Sénégal ci àtte bi man mii ko gis fan yi xam naa ne Cheikh bi mënta ñëw waaye yéeneem ak pas-pasam moo doon mu ñëw teew te boo seetloo 17 avril bii passé Cheikh Béthio musu koo rate bi yoon bu demee ba am gàllankoor mënta ñëw ñëpp war nañ xamee ne li fi newoon démb moo fi nekk tey sëñ Cheikh Béthio du koy daw ndaxte lii daal tey jii njabootam la dal ci ñi nga xam ne ñoom la ñu téye ak ci ñi nga xam ne également ñoom ñoo ci lorule mooy famille ñoom Bara Sow ak Ababacar Diagne mbir mu lu ko yitteel la lu ko soxal la lu muy méttitlu la yaakaar biñ ci am moo di niñ koy jugé en son absence contumace ñu bëri ñu ngi ciy wax suba ba léegi xamuñu la mu doon maanaam dinañ àtte ci pièces yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dossier bi. man am naa yaakaar bu wér ne man ak maître Ousmane Seye bu procès bi di jeex dinañ xam fu dëgg féete sëñ Cheikh Béthio raylu wut yónnee wut ñu rey. dégg ngeen ko kenn ci avocat Cheikh Béthio Thioune la woon maître Moustapha Dieng Cheikh Diop mi ngi ci ligne bi Cheikh Diop nekk ca avenue Blaise Diagne foofee benn lakk moo fa am xaaju guddi ba léegi benn immeuble bu juróomi étage ñu ne lu ci bëri nag ay jaaykat ne ñoom ñoo fa nekkoon sapeur pompier yaa nga fa am jafe-jafe ngir fay ko Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay naata ni nga ko waxee noonu la amee lakk gi nag mi ngi am ginnaaw bi 2h30 jotee bi 2h35 nag jotee itam ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci parage bi daal di oo ñi nga xam ne ñoom ñoo di sapeur pompier yi ñooñee nag ñu ngi ñëw fii ginnaaw bi 2h40 jotee ginnaaw nag ñu jokkoo ak ki nga xam ne moom moo di Pape Ange Michel Diatta nga xam ne moom moo jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo di sapeur pompier yi bu ñëwee li mu xamle moom moo di dañ amoon problème ngir rek daal di dugg ci bile immeuble Soxna Naata di fàttali ba tey jamono yi may wax ak yow li nga xam ne moom moo di lakk bi mi ngi wéy di am ba tey sapeur pompier yi nag jamono yi ñu ngi fi ne xuus ngir rek daal di fay lu ni mel waaye mu mel ni boobaak léegi nag lakk gi mi ngi wéy di am immeuble bi mi ngi nekkee fii nga xam ne moo janook parking bu Orca immeuble 5 étages la waaye itam am li nga xam ne rek moom moo di sous-sol jamono yi may àddox yow ba tey itam xamuñu lan moo waral bile lakk waaye li ñu xamle moom moo di nañ ubbi ab enquête ngir rek daal di xamle lan moo waral jëye ju ni mel naka noonu itam li nga xam ne moom moo di bilan ci wàllu matériel ak itam yu ñu xeetoo mënuñu koo wax jamono yi ndax dañuy bàyyi rek ba enquête bi buur ñu daal di xamle lan rek moom moo fi jot a xew Soxna Naata. di fàttali itam amul benn doomu aadama boo xamante ni rek ñàkk na fi bakkanam. sant ko gërëm ko Cheikh Diop nekkoon en direct avenue Blaise Diagne ak lakk bi am foofule benn immeuble bu 5 étages fii ci Ndakaaru démb ci guddi ministre bi ñu dénk wàllum logement urbanisme ak defaraat réew mi ànd ceeg préfet bu Ndakaaru door nañu liggéey bi muy féexal mbeddu Ndakaaru yi ni ko président Macky Sall waxee woon ci pàcc bu njëkk bi nag ñu ngi ko tàmbalee ca booru assemblée nationale jëm ca avenue Lamine Gueye bëri na ay oto yu fa doon taxawaalu ñu jël leen yóbbu leen ca fourrière municipale reportage Corombar Ndiaye ak Nabi Dieng. de désencombrement bi ñu door te ñu fas yéene ko wéyal fan yi di ñëw ñu wéy ba léegi ci xibaar yi wax ci ñi nga xamante ni seeni kër dañ ko yàq wala bokk ñu ngi ñu naan Corombar Ndiaye kon élément bi noppi na. ci yaatal mbedd yi daal di tàmbali ca Dakar Plateau. lu ni mel sax amee ci kanamu jëwriñ gi ñu dénk wàllu cet gi naka noonu ki nga xamante ni moom moo di maire bu Ndakaaru fi mu toll nii tembe nag yëf yi ñu ngi ko tàmbalee rek ci bagage yi nga xamante ni moo nekk ci mbedd mi. léegi nag première phase bi ñu tàmbali mooy njëkk a génnee oto yu yàqu yeeg bagage yi nga xam ne seeni borom dañ koy sànni rek fu leen neex te duñ ko jël si. donc loolu la ñuy njëkkee stationnement bi gis ngeen booru assemblée nationale ay garage mécanicien ak feneen ñu jëlee leen fi leneen li nag mooy buñ fi jógee dañuy dem booru ministère de l'intérieur avenue Lamine Gueye avenue Malick Sy avenue Blaise Diagne avenue Cheikh Anta Diop ba peut-être Bourguiba dinañ ko def semaine bi yëpp
léegi nag buñ jógee ci loolu dina am yeneen phase yu ci topp. Soham Wardini di rafetlu mbir mu ni mel. ñun dañuy sant yàlla bi nga xamee ne commencé woon nañ ñun Dakar ville propre léegi tey état bi fekk nañu ci terrain bi ndax xam nga ne état moo am moyen yu mag yi commencé woon nañ ndànk-ndànk waaye biñ ñu fekkee ci terrain bi yaakaar nañ ne fi mu nekk li ñu bëgg ci Dakar danañ ko am. jëwriñ gi nga xamante ni moo yor wàllu urbanisme ak cet gi moom wax na ni lu ni mel fulla ak fayda rek lañ ci nar a def te itamit suivi bi dina am. ñun tàkk-tàkku mbooy taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy def loo xamante ne dana am mucc te naka lay amee mooy waxtaan ak population yi dugal leen ci ba nga xam ne ñoom seen bopp dinañ ko mën sàmmal seen bopp fexe tamit ba lépp lu ñu dindi ñu teg fa dara maanaam jël ay écovigile wala ay volontaires u mairie Dakar wala ay forces de l'ordre teg leen. fi mu toll nii tembe ñi nga xamante ni ñoom ñoo di marchand ambulant yi ak ñenn ñi lal ci mbedd mi di jaay tàmbali nañu di am jiixi jaaxa naam ñoom ñi le naam kilifa yi wax nañ ni waxtaan bi mooy jiitu. cité Soprim Mbour 3 ba ca Thiès foofu la nekk am nañu fa nekk nag seen i kër dañ ko yàqoon ñoom ñu amal benn toogaaru ñaxtu ngir ñaawlu lu ni mel ñam cay tuumal nag mooy Soprim ba tax na nee nañu faw ñu gestu leen lijjanti seenub jafe-jafe ñoom ñu ne dossier bi mi ngi ci kanamu yoon benn at a ngi nii ba léegi te boobu ba léegi ñu ngi xaar Lamine Diop moom moo yor seen kàddu ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop ak say laatiya. jàngatee ba jàng gis nañu ëpp doole fi nekk comme du ñu ëpp doole. ba génne ay njaboot yu bari ci mbedd mi bëgguñu lor nangu suñuy kër tas nañu njaboot gi toj nañu kër ya duñu continuer di louer te si koo xam ne dañu retraité donc ay retraité ñu ngi fii di louer am na ñoo xam ne duñuy jaayaatu di for pendant 10 ans ñuy investir lu ñu am dugal ci kër yi yàq leen. Il y a toutes les couches sociales de ce pays fonctionnaire ngi fi militaire ngi fi gendarme lu nekk fi jaaykat ngi fi lu nekk ngi fi ñoo ñoo doon daal seen doole dafa defar seen kër yooyu noonu toj tey. Le président de la République moom la ñuy adressé lii parce que duñu gëm ni dafa yëwul lii te comme dafa ni mandat bii daf ko inscrire ci xeex contre ñi nga xam ne ñooy nangu suuf yi di ko akimo di lor population yi ñoom la ñuy wax pour mu yëg ni problème bi am na mu xool dimbali naka la ko saafara parce que ay njaboot ñu ngi ci biti ay njaboot ñu ngi ci ay insécurité parce que njaboot gi tas na yaakaar amoon nañ fi lool pour dajale seen njaboot ci kër yaakaar bi nu am nag gannaaw yàlla si moom lankati espérant que dina jël dossier bi xool ba xam la waral lii la waral toj-toj bi am ak naka lañ koy saafara te li wéer gëm ni bu ko yëndoo xool si biir rek xam ni duñu yëpp doole bëgg nangu lii nangu bi yëpp mooy gis nañu site bi dafa nar a am dafa day gën a dox. ca diwaanu Ndar Géej foofee jaaykat ya nekk ca marché Ndar Tuut ñoom nag ne ci ay jafe-jafe yu métti métti la ñu nekk di dundandook kaña yaak salte yi loolee nekk ab jafe-jafe bu tar ci ñoom ci ab conférence de presse nag la ñu yëkkatee kàddu yu ni mel ñu ne am na benn foire bu fay am jamono ji mu ñeel festival de jazz ba fay am nañ ko dakkal ndax seeni yëngu-yëngu daf ci gàllankoor reportage yu Seynou Diop Habib Seck. diwaanu Ndar Géej nekk ci marché Ndar Tuut mer ba futt la ñu def la ko waral bokk na ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñu doon def jamono jile ñu ni doxatul lay sabab ba nag mooy melokaanu ko marché bile fii ñu jox la ñam nga lekk ko sax da nga koy seexlu ndaxte lépp yàqu. dañu wax ci marché bi surtout marché jaww jën lii fi am nii ëpp na fii wóoratul taxaw nan ci wax bàyyi ba jaan daw nga topp ca wati way dóor nag la état Sénégal tàmm dañuy toog ba jéeye am ñu toog naan def nii état d'urgence ak nangam sangam loolu nañ ci jóg ci nu mu gënee gaaw marché bi wóoratul nekk. ñoom commerçant yi nag nee nañu marché yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sénégal nañu mel la ñu bëgg marché bi la mel ko. ngeen ni ñun dañu toog si neen te fii mooy premier marché poisson de Sénégal warul ndóol nii. marché bi warul mel nii ñun ñi doomu Saint-Louis dañu sax rus touristes yi bu ñu ñëwee ak pensionnaire yi fi daan jënd kenn jëndatu fi. ku fi taxaw ku yee wadd sa kaw weñ yi nga daw. fii nag daal nañu yëg si yeneen i kàddu jëmale ko ci wàllug li nga xamante ni mooy festival de jazz bi ñu ni foire artisanale bi nga xamante ni moo daan amal léegi dañ ko def foire commerciale ba tax seen liggéey daal di nësax. foire festival jazz bi foire artisanale la war a nekk warul nekk foire commerciale te jàpp nañu ni jaay nañu stand yi ba pare war nañu tëgg foire bi le 26 ñoo ngi lay interpeller monsieur le maire. marché Ndar bi boo leen dimbaleetul gumba ku ko bàyyeetul ak yalwaanam ku ko saraxatul bàyyeeka ak yalwaanam encore une fois monsieur le maire dimbali nu ci foire yi
toog nañu du benn du ñaar nga wax ni ñun foire yi di nga si jàpp. ñoom commerçant yi nag yëkkati nañ ay kàddu jëmale ko ci wàllu ko nguur gi nee nañu jafe-jafe yi ñu am maire bi la ñu bëgg mu taxaw ca budul loolu daañu génnaat wane ko ci beneen anam. ca Linguère jigéen ña nekk ca quartier boobee ñuy duppee nga neen nekk ca daara ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu jox leen ndox ak courant ba tax na ñu ngi koy sàkku ci kilifa yi nekk foofulee lëndëm googu nag ñàkk kaaraange la fi leen di jural saa su nekk reportage Modou Mbaye. quartier nga neen nekk ci bët gànnaar bu commune bu Daara Jolof fii nag askan wi fi yewoo ñi ngi des di jànkoonteeg ay jafe-jafe saa bu ñu bëggee am ndox robinet bii dong nekk ci tund wi. dem na ba mënatu leen a jox ndox mu sell. fi ñun élèves yi tamit bu ñu xëyee du ñu sangu dañuy xëy rek solmu boo amee loo solmu sax da ngay sant yàlla nga dem jàngi waxuma la nag ak sangoo geneen te xam nga sangu dafa war ci nit ki boo yeewoo yaa ngi xalaat loo am pour defaree ko ndékki amuñu ndox amuñu dara taluñu sangu taluñu def ci programme bi leneen taluñu tous ñu ngi tal dara lu dul dem ci robinet bi yaa ngi njëkkalante di rang kii naan maa njëkk kii naan maa jiitoog fii yenn saa yi sax robinet bi du coupé dañuy xëy suba ba ngoon jot duñ am ndox duñ am sax dara lu loo xamante ne mën nañ koo taalee suñuy añ yi. leneen ci seen i jafe-jafe di ñàkkum courant ak neewaayu personnel bi nekk ci seen barabu fajukaay bi. quartier boo amul courant du amul sécurité tey ji 20 heures ba xasee jot kenn ñemewut a génn wala nga yónni sa xale wala yow si sa bopp sax nga génn dem ci bitig ba ndax dafa lëndëm te en plus bu lëndëmee ñemewoo dem fenn bu duloo sax suñ portable yi nga xam ne dañ koy soxla pour utiliser ko da ngay jël sa portable yónni ko beneen quartier ñu chargé la fa mun na faa yenn suba ba ngoon jot doo ko jël ndax. ku amuñu courant dañoo bëgg comme que indil nañu ko suñ quartier bi ñu indil ñu ay médicaments ak ay personnels yoo xamante ne yu doy la mën nañ see ñëw ñun ñu tamit ñu faju ñu luñ soxla ñu mën ko am si ñoom ndax looloo tax ñu indi ko fi bu dul woon loolu kon jarutoon ñu ko fi indi buñ fi indee dispensaire boo xamante ne amul ay médicaments amul ay personnel kon c'est pas la peine que ñu ko fiy ubbi. maire ba futu nag la ñu def ñoom jigéen ñi nekk ci quartier bii di ngën a neen ñu ngi sàkku ci kilifa yi nekk ci mairie bu Daara Jolof ñu bàyyi xel ci seen i njàmbat te ñi ngi artu nag ne fas yéene nañoo dàbbale xeex bi su fekkente ne andiwuñu benn saafara ci seen i jafe-jafe. askan wi ak seen i jàmbat ak seen i tawat ba léegi rek ca diwaanu Vélingara ndaw ya la ñu bëgg mooy ñu ubbiwaat grande mosquée ba muy jumaa ji te ñu tëjoon ko ci février 2018 ba léegi li ko waraloon mooy ñaari pàcc ñoo doon xëccoo di xool kan moo fay jiite démb nag doon nañu ñaan ngir rek jàmm amaat foofule reportage Abdoulaye Diallo. ju Vélingara dañ ko tëj depuis février 2018 ginnaaw bu fa ay nit jàppante ngir ku ne ci ñoom bëggoon jiite depuis booba néegu yàlla ji ñu ngi ko tëj amal nañu ay démarches yu bëri ngir ñu tijji ko waaye ba léegi dara antuwul mu waral ndaw dëkk bi jóg taxaw tem ñaanlu ngir seeni jumaa jooju. ñu ngi doon dox ci benn nattu bi dal suñu kaw muy suñu grande mosquée bu ñu tëj ñu doxoon ci dem ci concerné yëpp tey nag ñu nekkoon bis boo xam ne lu ñu ci jublu woon mooy dajale mag ñi dajale imaam yi dajale waat ñëpp ci alxuraan delloo si leen ci yàlla jàng alxuraan ñaan suñu borom leeral xol yi leeral yoon yi ban ubbil ñu jumaa ji fii ak weeru koor. yooyu ndaw ñooy sàkku ci ministre de l'intérieur ndax mu fexe ni ñuy tijjee seeni jumaa ji. ministre de l'intérieur ci boppam ak préfet ak gouverneur liñ bëgg mooy nen ubbi jumaa ji fii ak weeru koor. parce que jumaa ji la joo xam ne mooy grande mosquée dëkk bi mooy première institution religieuse bu dëkk bi nañu ko ubbil fii ak weeru koor préfet bi créé na fi commission bu yor mbir mi commission bi mënu koo doxal ak lu teg moom préfet bi na jëlaat dossier bi en main woo concerné yi exiger leen ay proposition ñu def ko loolu leen bëgg. def nañ ci ay rencontre yu bari dem nañ ci ñiy xëcc ñëpp waxtaan nañu ak ñoom. dem nañ ci autorités yi nekk ci dëkk bi yëpp dem nañ ci services yi dem nañ ci ñëpp waxtaan nañu ak ñoom mais ñun ay gone leen rek liñ man mooy créer les conditions de dialogue. parce que jumaa ji mooy boole nit ñi tey mooy boole xol yi te li nga xam tey mooy boole xol yi di rafetal nit ñi tey soo ko tëjee tey amaana nit ñi dinañ xaajaloo te dina jur ay ñaataf yoo xam ne tey kenn ñaanu ko tey suñu biir tey su demee tey ba jeunesse Vélingara tey di jóg di ñaan li nga xam ne tey pour ñëpp la yaakaar naa ne tey képp kuy kilifa ak képp kuy ndaw ak mag war nga moo si mën a jàpp même su nekkee benn loxo la ndax li mën a antu. jumaa ju mag ju Vélingara ji nekk ci diggu dëkku Vélingara ca centre ville bi bépp jaaykat yu marché bi askan wa fa yeewoo ñi ci quartier yu dend ak marché central bi ak waa dëkku kaw yi wër Vélingara ca bérébu jullikaay bi la ñuy jullee juma.
Sénégal bëgg a dooleel mbayam jaarale ko ci filière yu bëri loolee nekk benn ci mbëbët yi ñu waxtaanee démb ci ab conseil interministériel bi ñu jagleel campagne yu mbay ren jile muy 2019-2020 foofee bokk na ci xibaar yi ñu fa jëlee lu ëpp juróom fukk ak juróom benn junni ci ji ci wàllum gerte ak lu ëpp ñaar fukki junni ji ci yeneenu pepp am nañ ko ba noppi di xaar ñu séddale ko am na yeneen kàddu yu ñu fa yëkkati rawatina ci premier ministre bi mu ne nag secteur privé bi faaw ñu jàppale état bi ci liggéey boobule Abi Faye mu nga fa woon àndi ceeg Ababacar Camara. sax nawet gi yéex na tàmbali at mi ak tamit taw yu néew yu ñu gis ci yenn ci barab fii ci mim réew teewul itam Sénégal moom la mu am ci production agricole dal na xel. dugg ci yokkaat production bi bu ci nekk mu joxe taux bi nga xam ne moom la ko war a yokkee waxaat nag ne nañu yokk industrialisation bien entendu joxe na benn projet de budget bi nga xam ne pour financer campagne boobu mais projet de budget boobu dañ ko wax ne ko na ànd ak ministère des finances ñu finaliser ko pour ñu yóbbu ko conseil des ministres bu ko defee foofu ñu mën a valider foofu budget bi. ci ëttum xeltukaayu jëwrin ya nga xam ne amal nañu ko ngir wàccaayu campagne agricole atum 2019-2020 ilimaani jëwrin yi woo secteur privé gi ngir rek ñu boole seen doole ànd ak gouvernement bi. Le secteur privé est donc invité à compléter l'effort important de l'État en infrastructures de stockage. Nous avons déjà réalisé le marché d'intérêt national, mais également en termes d'installation de transformation, et principalement ce qui concerne l'oignon et la pomme de terre. moom mi yor tractor service équipement di woo l'état wu Sénégal moo coytuwaat bu baax anam bi mu subventionné mbaykat yi. boobu laay gën a insister man ci matériel bi nañ ko jox ñi nga xam ni ñoo ko yellool waaye léeg-léeg da ngay romb gis koo xamante ni non seulement yow état bi dafa subventionné matériel bi te subvention bi sax booy xool ñoom bu ñuy wax 60 ñun ñi nga xam ni suñu loxo la jaar dina yegg sax 80 ndax départ ba prix départ bi la ñuy subventionné boole wuñ ci transport beeg bu ñëwee fi débarquement yeeg yëpp. lu bëri ci ay tonu gerte ak lii di espèces diverses moo xam itam ci jiw gi ñeel wàllum coton gi ak pombiteer gi l'état wu Sénégal liggéey na fa lu am solo ci atum 2018-2019 rax ci dolli itam wàllum engrais gi bëri na lool ton yoo xamante ne def nañ ko ci ak subventionné li ñeel wàllum programme agricole régulier bi ak programme d'adaptation. Habib Faye ñu wax ci wàllum paj mi ca diwaan yu Tambacounda ak Kédougou foofee booy xool daanaka lu toll ci fukk ak ñett ci ay laboratoire moom moo am ci structure de santé yi ak ñaar fukk ci ay biologiste te booy xool nag juróom-ñaar képp ñoom lañ ca recruter ña ca des daanaka jàppuñu ci dara ba tax na ka jiite union technicien biologiste yi nekk foofule di ñaax ministère de la santé mu gestu leen ci jafe-jafe yooyu le Daouda Ndaw lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou. lañ am ci 13 laboratoires yi ñu recensé dans les 2 régions Tamba Kédougou bu ñu defee moyenne bi li ñu gis mooy on a même pas 2 techniciens amuñ sax ñaari techniciens par laboratoire donc c'est comme si chaque labo benn technicien la ñuy am en moyenne moo fay nekk muy loo xam ne nii luñ trouvé la lu difficile la pour ñu mën a rendre ay résultats de qualité pour ñu mën a respecter tous les programmes et remplir tous les rapports te ñi nga xam ne ni ñëpp xam nañ labo activités yi ci nekk paramètres yi nga xam ne la ñuy def yëpp nu mu méttee ak rendre résultat ak sensibilité bi nga xam ne moo ci nekk si benn nit bëgg ko def lépp prélever def tout dafa difficile. bi ñu xoolee tamit ci biir 20 yooyu gis nañ ne ñu si bëri amuñ contrat seeni structure ñoo leen di fay parce que ci 20 yi 13 yëpp ay seeni structure ñoo leen di fay am na ci ay districts yoo xam ne récemment ñi fa ils sont seuls ki fay technicien ba fa nekk moom rek a fa ne ay at mais mosul am contrat toujours district bi moo koy fay. Pour cela vraiment ñi ngi bëgg autorités yi xoolaat vraiment situation Tamba Kédougou techniciens yi fi nekk d'abord comme ils ont accepté de rester et de travailler ñu veiller ci ndax parfois on est confronté à des problèmes da ngay gis ku fi am 5 ans 10 ans nga toog rek ñu affecté la beneen technicien bu bees fonctionnaire de partir parce que le comité une fois ñu am koo xam ne ni état moo leen koy fayal dootuñ nangooti jël keneen koo xam ne nii ñoom ñoo koy fayal seen bopp donc problème yooyu lañ fi gën a rencontré moom lañ gën a noté. ci pàcc la ñuy wax ba léegi ak suñu gan di professeur Mbaye Thioubou professeur maa ngi lay nuyu.
di lay fay di lay jaajëfal ci invitation bi. yow yaa jiite comité d'organisation congrès société sénégalaise de neurochirurgie ngeen amal juróom-benneelu congrès yi nga xam ne yéen a ngi ciy waxtaanee dinañ ci dellu si ci kanam tuuti waaye li ñu mën a laaj rek mooy ñu ngi wax tamit 14e cours lan mooy solos ndaje boobule daanaka. waaw solos ndaje dafa nekk ci wàllum jàngale ndax cours boobu at bu ne dañ koy def cours la boo xam ne ñu ngi ci jàngale lépp luy wàllum neurochirurgie. te cours bi étudiants yi nga xam ne dañoo jóge fépp ci Afrique ñoo ciy bokk congrès bi moom ñaari at yu ne lañ koy organiser fii Dakar te société sénégalaise de neurochirurgie moo koy organiser. donc ren nag dafa tombé cours bi ak congrès bi ñu bokk année moo waral ñu boole leen. bokk na ci ñaari ponk yi ñeen di waxtaanee li ñuy duppee tumeur cérébrale ak hydrocéphalie loolu bu ñu ko déggee mooy yenn xale yi nga xam ne dañ leen di gis dañuy am jàngoro seen bopp yi di xaw a am volume bu ëpp. lan moo waral ngeen tànn ñaar yooyu noonu xañ na dafa nekk jàngoro yoo xam ne daf fee bëri ci réew mi am déet. effectivement hydrocéphalie boo ko déggee mooy xale yi comme ni nga ko waxee seen bopp yi day rëy waaye bopp yi li koy rëyal moom mooy ndox mi ciy dajaloo loolu nag dafa ne loo xam ne dafa bari ci suñum réew. ndaxte at mu ne danañ ci faj daanaka ñaar téeméeri xale yu am loolu donc problème la boo xam ne ba léegi dañagu fi am na dëkk yu mag yi kenn gisatu ko ndax am nañ ay jëmtuwaay yoo xam dinañ ko def ba loolu du am waaye tey Sénégal ba léegi dañu gis ne xale yi dañoo bari donc loolu moo waral ñu tànn ko comme thème congrès bi. tumeur cérébrale tamit dafa nekk ba léegi jafe-jafe ci Sénégal ndax tumeur mooy donj boo xam ne day màgg ci biir bopp. te li ñu seetlu Sénégal mooy nit ñi duñu teel a dem hôpital dañuy am ay problème mais di toog kër ga ba tumeur bi ëpp leen loxo ñu soog a ñëw hôpital. dañ koy jàppee ay métitu bopp wala ñàkk xam la wala ñàkk am xaalis bu ñu fajoo la ndax suñu système de santé bi wala lan la. waaw man yaakaar naa ne ñàkk xam am na ci waaye aussi gëm-gëmu li feebar boobu di indi ndax feebar boobu des fois manifestation yi mën naa nekk manifestation yoo xam malade dañuy yaakaar lu surnaturel la ndax des fois mën na def ay crise épilepsie des fois nit ki dootul xam li muy wax mel ni ku tàggali kooku sagam te loolu su amee Sénégal nit ñi dañuy xalaat dem ci sëriñ bu ñu demee ci sëriñ nag ba pare ba gis ne pexe amul pexe ñu soog a ñëw hôpital waaye bu ñëw hôpital day fekk seen ay moyens jeex na tumeur bi également développé de façon très importante ba nga xam ne paj bi day jafe. te dañoo gis ne également feebar la boo xam léegi dañoo gis ne dafa bari ndax dañoo yaakaar ne avant amoon na waaye comme scanner rek rajo yi doon seet feebar yooyu bariwul woon daaw ñu ko gis. waaye léegi région bu ne am na scanner ce qui fait que yooyu dañ koy gis léegi lu bari dafa def sax que ñun léegi dañoo am problème pour faj leen ndax malade ñu ci recevoir dafa bari tax liste d'attente yooyu dafay gudd ba ñenn ñi mara day taal dañ ci faatu balaa ñu leen di faj. te booy xool neurochirurgien yi fii Sénégal est-ce que tax na leen a takku sax ñu mel ni yéen ñiy faj sa jàngoro bopp yooyu noonu di opérer. waaw neurochirurgien yi bariwuñ par rapport ak population Sénégal ndax tey jii ñaar fukk la ñu mooy neurochirurgien yi pare. waaye nag mën nañu sant yàlla ndax am nañ ju mat fukk yi nga xam ne ñu ngi nekk en formation te peut-être fii ak juróomi at dinañ pare ñoom ñëpp dinañ mën a dem ci région Sénégal pour wàññi retard diagnostic boobu ñuy gis ci malade yu am tumeur cérébrale. ci wàllum jumtukaay yi tamit ndax des fois tam da ngay dégg ay structure de santé xañ na yu mag sax des fois ci dëkk bi ñi dañ naan ay jafe-jafe ci wàllum matériel bi ngir faj ak yooyu tamit da ngeen koy faral di jànkuwanteel seen liggéey. waaw c'est vrai que même si bu nekkee plateau technique bi yokku na diggante juróomi at yi ñu génn waaye am na loo xam ne également amuñu ko ndax tey ji bu dee opérer tumeur yi tey ji am nañ lu ñu leen opérer waaye tumeur problème bi mooy du opérer rek ndax tumeur après dafay laaj mën naa soxla chimiothérapie soxla radiothérapie amaana radiothérapie léegi am na waaye chimiothérapie tey ji moom lañ gis ne loo xam ne maladie mënuñu ko am ce qui fait que boo opérer ba pare te defoo loolu tamit résultat bi du demee ni nga ko bëggee. loolu daal fi nekk ni mooy suñu jafe-jafe bu gën a rëy mooy surtout chimiothérapie ak yenn radiothérapie yu gën a précis pour mun a traiter tumeur sans ñu opérer ko ndax loolu mën naa nekk. kon yi nga xam ne moom la ñu yor te des fois sax dañuy am ay jafe-jafe taxu koo xarañ noonu ñu fi am. je pense que xarañ bi mi ngi fi li may wax mooy opérer rek doyul. je pense moyen li ci topp pour traitement comprimé yi ngay naan muy waral mu nekk chimiothérapie wala yenn radiothérapie yu ciblé yi. yooyu même si radiothérapie am na léegi waaye yenn yu ciblé yi amaguñu ko looloo waral ko maladie des fois dañ leen opérer waaye li ci topp duñ ko def donc résultat bi du demee noonu. ci sunu gëstu Fann ak Dantec rek ñoom ñoo am ay unité neurochirurgique loolu la. Sénégal ba mu daj wala am na yeneen. Sénégal ba mu daj ñi ko am actuellement Fann la CTO ak principal. ci région yi Thiès am na service de neurochirurgie buy dox Ziguinchor yi tamit am nañ neurochirurgien bu fa dem léegi mu commencé activité am normalement.
ci li nga xam ne moom ngeen wax tamit ci seen xew-xew bi ngeen am nii ngeen ne jafe-jafe yooyu jàngoro yooyu lu ci bëri ci ndaw ñi lay dal daanaka tumeur yi ngeen di wax ci wàllu bopp ndaw ñi. effectivement tumeur yi na daal ndaw ñi waaye. te bëri na li muy jur tamit lu ci mel ni ay dootuñu mën a lati seen bopp dara. ndax ku wax bopp daanaka wax nit. effectivement naata tumeur yi day dal mag waaye day dal xale yi tamit li tax bu nekkee xale muy problème ndax xale dafa nekk kuy màgg te tumeur yi bu la dalee te teel nu koo faj même après bu ñu ko fajee xale bi mën na ci jëlee ay jafe yu bari ndax mën na indi ay retard mental mën na indi ay paralysie yoo xam xale bi développement am du demee noonu même njàng l'école am aussi mën na cee doxee na sax. loolu tax ñun ci xale yi daal dañ ciy gën a faru ndax mooy ñoo xam ne seen wér mën naa nekk te bu ñu ko teelee def aussi mën nañu reprendre une vie normale comme yeneen xale yi. hydrocéphalie bi ñu doon waxaat sànq ñu dellu si waat ci ndax loolu dañ koy faj te ñu ngi naan tamit xañ na bu xale bi nekkee ci biiru yaayam xañ na foofu la jàngoro bi di tàmbali loolu mën na nekk benn ci pàcc la ndax mën nañ koo faj bu demee ba développé wu ci xale bi. effectivement hydrocéphalie comme ni nga ko waxee mën naa am ci biir mën naa commencé ci biiru ndeyu xale bi loolu nag du cas yi gën a bari cas yi ëpp mooy xale bi day juddu bopp bi commencé yokk di màgg. da koy dab. mën na laaj lu ci ëpp da koy dab waaye loolu am nañ moyen pour faj ko problème bi mooy comme li ma la waxoon rek maladie duñ teel a ñëw des fois dañuy xaar ndax peut-être ñàkk moyen ba bopp bi rëy trop te bopp su rëyee du bopp buy rëy rek ndax bopp ndox mi buy dajaloo day tànc yuur gi te bu tànc yuur gi yuur googu du développé normalement te anam boo demee opéré ko sax ba faj problème mu ndox moom yuur gi mën naa bañ a dellu place am c'est fekk xale boobu day desee séquelle. kon mën nañ ko faj. mën nañ ko faj mais ci kaw ñu teel a ñëw. waaye li gën daal mooy ñu teel a ñëw ndax bu ñu teelee ñëw ci les résultats yi di gën a baax. waaw ci wàllu politique état yi ñu fiy teg tamit xañ na pour taxaw yu ni mel ndax avancé na bu baax a baax. waaw je pense état mi ñuy dimbali waaye des na lu bari ndax tey jii boo jëlee wàllum tumeur comme ni ñu ko waxee tey jii opéré la ñu def même opéré sax am na moyen ñu manqué waaye teewul mën nañoo opéré maladie di rendre conditions yoo xam ne tane na mais li ci des mooy radiothérapie bi ak chimiothérapie bi mais également. laboratoire pour seet saytu ban type de tumeur ndax loolu boo ko xamul aussi faj bi lay des loolu daal vraiment des na suñu matériel bi également am na matériel yoo xam ne tey ji bu ñu ko amoon faj bi dina gën a yomb te dina tax tam yenn maladie dem à l'étranger dootuñu fa dem ndax li nekk fii dina doy pour faj leen de façon complète. ñu fàttali kon ni seen congrès bi tey la suba ak gannaaw suba ñetti fan la wala. tey mooy cours bi tey lañ koy def congrès bi suba la ak ginnaaw suba ñu ngi koy defee musée des civilisations noires. sant ko gërëm ko di la sant professeur Mbaye Thioub. di la sant di la gërëm ci invitation bi naata. moom moo jiite comité d'organisation 6e congrès société sénégalaise bu neurochirurgie ñuy defaale 14e cours plutôt noonu la mu ñeel kon yow loolee di neurochirurgie muy lépp lu jëm ci wàllum bopp sant ko gërëm ko mbokk yi ginnaaw paj mi ñu wax leneen hackathon nag ku ko dégg mooy benn événement boo xam ne dafay dajale ay développeurs ci wàllum xarala yu bees yi muy TIC ADIE daal di ci amal benn ñeel forum de Dakar ñu fas yéene génne benn application ngir gën a yombal tourisme fii ci Ndakaaru ñu ngi ko duppee visite Dakar wala sax Sénégal de façon générale Aïssatou Paye ak Thierno Laurent Mendy. ñoom nag ay ndaw lañu yu toll ci ñeent fukk ñu nekk nag ci ab compétition maanaam jongante ci li ñuy wax hackathon itinérant ñi ko organisé nag muy waa forum de Dakar liñ ci jublu mooy indi ay solution numérique ngir rek gën a suxati li nga xamante ne moo di secteur touristique. ma participé ci hackathon bi c'est parce que sénégalaise la jeune la mais aussi bëgg naa gis sama dëkk développé te gis naa ne fii Sénégal àll dëkk boo xamante ne mën na accueillir des tourismes parce que on a une certaine richesse te richesse boobu noonu moom laa bëggoon mu développer de façon durable ba nga xamante ne ni Sénégal dinañ ko dégg fu sori de par le tourisme. directeur général bu ADIE wax ne projet bi lu am solo la. Sénégal mu am beneen xar kanam ci wàllu digital donc loolu mu nekk loo xamante ne mbégte la pour ñun en tant que agence bii nga xamante ne moom mooy mettre en œuvre politique informatique définie par le chef de l'État mu nekk loo xamante ne naturellement la ñu koy def. te tey li nga xamante ne initiative ak hackathon bi gëm nañu ne dina jur njëriñ pour Sénégal dina jur ay solutions yi nga xamante ne dina permettre secteur touristique mu gën a développé wu. bu nag hackathon bi jeexee projet yi gën a yemb moom la ñu nar a primé. profil yu bari am nañ ko ñu ngi am 150 candidats ci appel à candidature bi ñu def
tànn bi yombul woon mais on a réussi ak jury bi sélectionner une vingtaine de candidats les meilleurs projets. ñu nara nag jël seen xam-xam ak seen xel ngir rek fexe ba jàpp si li nga xamante ne mooy sukkali secteur touristique. ñu woy ci xibaar yi ba léegi tàggat yaram rawatina ca département bu Oussouye foofee nag ay jafe-jafe yi nga xam ne ña ca yëngu am nañ ko ñaari ponk la képp muy ñàkk jumtukaay ak ñàkk ay recruteur loolee la inspecteur départemental des sports wax naataangoom bi nag di inspecteur de l'éducation nee na faaw ñu leen di gën a tàggat ci wàllu woowulee ñu ne ñoom ñu yëkkati kàddu yooyee kon ci finalu UASU ba fa amoon reportage Boubacar Dia si Lamine Moñ. département Oussouye dafa am ay jafe-jafe ngir ràññeeku ci Sénégal wërngal këpp ci wàllu sport rawatina ci wàllu football dafa fekk ay jafe-jafe yu tar la discipline bii di jànkonteel jafe-jafe yu ñu mën a tënk ci ñaari tomb. problème bi yëpp mooy amuñu moyen bu ñu war a déplacé wu loolu moo gën a suuxal club civil yi fii Oussouye su amoon ay structure yoo xam ne ñu ngi ñëw di seetaan xool ci xale yi kan moo ci baax ñi jël ko yóbbu ko feneen mu gënoon waaye loolu moo xawee jafe ci ñun. inspecteur départemental bu Oussouye bu yor lépp luy sport wax li ni mel gannaaw bu mu teewee ci final UASU ci département ba naataangoom di inspecteur bi yor jàng ak jàngale wax fii li ci saafara. waaw li ko waral ça veut dire que xëy na dafa manqué préparation mooy lan mooy dañ leen teelul tàggat ba ñu nekkee ndaw comme li ñuy def nii tey donc xale yooyu bu ñu commencé di football chaque année ñuy football màggee noonu ba dem collège ba dem lycée balaa ñuy egg lycée. dinañ am développement seen yaram dina am développement boo xam ne dinañ xarañte boo xam ne ci sport bi dina leen mën a tax ñu jouer au niveau national voire même au niveau international pourquoi pas. ñu jàpp ni lépp luy xeetu tàggat yaram yu ñuy jàngale ci école ya bokk na ñu ci jongante yii di UASU te département bu Oussouye. Scrabble tamit xeetu tàggat yaram la di yëngal yuur yi Sénégal dem def jaloore ca Congo ci 4e championnat d'Afrique ya kii di Arona Gueye moom daanaka ñaar ci ñeenti compétition yi fa gën a mag moom moo jël raw gàddu gi gaynde yi ñibbisi ak ñetti médaille naam sax am na ñenn ci ñi xarañ ci ñoom tamit jotuñoo dem foofule Cheikh Sadibou Diarra Abdoulaye Diallo. Scrabble bu Sénégal defaat na jaloore si ñeenteeli championnat d'Afrique yi amoon ca Congo gaynde yi jëlee nañ fa ñetti raaya ñaar yi nekk ci wurus ci jongante yi ëpp solo. Arona vraiment moo entraîné gëm nag yëf yi nekk ci depuis daaw ba ren maanaam noppaluwul ku doon def junni partie ci diggante bi nga xam ni kooku caaxaan taxu ko jóg mais ba mu demee tamit yàlla dimbali nañu ci blitz bi nga xam ni moom temps bi dafa gaaw lool. am na li ñuy wax épreuve ren bi mooy buuru maanaam buuru jongante yi. mooy individuel bi ku nekk ak sa plateau ñu jox la say lettre ngay trouver di dem ba jeu bi jeex foofu tamit ci juróom-ñaari parties yi ñuy def yépp mu ñëw jël paie. jaloore bi nag équipe nationale bi amal na ko te ñaar ci ñoom teewuñu. peut-être si laay nag bu ñu ñëwoon moom kon kii nu ñu koy tuddee sax xam na feet gu tas lay doon parce que moom ñoom macha allah mais nag dañu amoon maanaam liggéey bi moo leen téye woon ak yooyu moo tax mu ñu ñëw. suñu dem bi ministère daf ñoo jàppale bu baax waaw bu ñu dem toog nekk suñu biir une semaine avant ñu dem ba nga xam ne bi ñuy demee lépp dafa yomb ku nekk xam nga ki nga war a àndal pour résultat yi gën a baax. fiile at ñetti weer Scrabble bu Sénégal dina mën wanewaat boppam ci championnat du monde yi ñuy amal ca France. bi yoon dañu bëgg a dolliwaat dañu bëgg a sàppali ci championnat du monde bi mais ñooñu nag beneen duñu ñeexu ñebe. donc il faut ministère ni mu ñu defaloon ci bii mu defalaat ñu ko jàppale ñu mën a regrouper préparer yëf yi bala ñoo dem. dana tax bu ñu demee bu ñu ñëwee n'est-ce pas ñoom ñu kontaan ci le fait liñ ñu defal duñ ko rëccu. yéeg si podium mondial si weeru juillet bii ca France loolu bokk na si mbébét yu Scrabble bu Sénégal bi nga xam ne mës naa nekk ci 5e place bi. ponk bu mujj ci xibaar yi ana lan la yéenekaay yi xëy tey jilee Alaaji Asan Gueye moo nu ko yëral. jiyee ak paate gawoon ca Medinatul Salaam bokk ci li gën a fës ci yéenekaay yi tey ci observateur nañ ci toppee jiyee gi ak nettali gi ci kanamu àttekat bi rayuñ Baara Sow ak Ababacar Diagne yam ca waaye dañ doon mitital ak di dal ca néew yi naan dañuy barkeelu Abdoulaye Diouf kenn ci ñeñ ci teg loxo ne xaaju guddi lañu jël néew yi yóbbu ci àll ba fu ñeneen ci ñoom nekkoon doon gasi foos ñu daal di leen fa boole suul Vox Populi ne aveu di nangu yu njëkk yee jëpp na démb ci kanamu àttekat bi ndekuñ naan Serigne Khadim Seck ma nga ca naan mooy ki tiiree balab fital ci kaw Ababacar Diagne
ci ngànnaay li cheikh bi ko joxoon ni jamono yéenekaay bi ne juróom benn ci fukk ak juróom-ñeent yi jaar ci kanamu attekat bi démb yëpp nee nañu Cheikh Béthio Thioune dafa dencaloon mer gu rëy kii di Bara Sow ndax dafa ñàkke woon war may jamono Serigne Saliou Mbacké yooyee aveu yëpp tukkee ci cantakun Le Quotidien jàppe ko cant waaye contre sëñ Cheikh Béthio ñu ne ba tey ci yéenekaay bi Khadim Seck kenn ci ñi jàpp boobaak léegi ne cheikh bi mooy ki ko joxoon ngànnaay li ay jamono ne ko bul mës a bàyyi mukk Bara Sow dugg ci kër gi Moussa Dieye naka noonu keneen ci ñi ñu jàpp ne ñaari néew ya dañ leen a làqoon ci biir kër cheikh bi xaaju guddi ginnaaw si la leen dem suuli Les Échos ñëwaat ci nettalik ñenn ci cantakun yi démb ak ni néew yi ci seen bopp meloon taqrib ak deret ak suuf naka noonu it ay gaañu-gaañu yu mitti yu wane tolluwaayuk mittital gi yéene kaay bi ne lu ñeel cheikh bi nag moom démb ci ëttub atte bi njort gi bari woon na lool jëm ci dossier wér-gu-yaramam donte laas moom dafa xëy gis ne sëñ Cheikh Béthio Thioune na sant yàlla ndax ñoom ci lu nu jànge ci yoon mënatul dellu kaso waral laas ne Cheikh Béthio Thioune rëcc na kaso fa ñu ko teg ñu ne mooy ci code de procédure pénale ci article 711 dafa teggil kaso bépp nit bu am lu ëpp juróom-ñaar fukki at terewul atte bi ñeel ko moom cheikh bi wéy ci mbuur ndax la tribune nee na donte ay avocat am teg nañ ci ëtt ba xibaaru woppam attekat bi dafa dàq xalaatab daal di xewalaat la fi woon ni jamono ñeel bi bu Bourgi wàllu politique observateur xëya la nekk ci tolluwaay ci biir parti bi di réew mi ak départ yëfa yéene kaay bu groupe Futurs Médias gis nag ne njiit la Idrissa Seck am na ca wàll bu yaa ndax du kuy faral di yàbbis lëf ci politique observateur ñëwaat ci lam duppee gisaane gu fi woon gu docteur Abdourahmane Diouf defoon ni jamono ñeel parti bi doon na fi wax ne ñoom seen parti réew mi dañuy jekki-jekki foor jekki-jekki kàttan gi rës ñu daal di néew doole PDS moom Les Échos ne Wade vire Babacar Gaye ci gàttal dàq na ko dootul porte-parole moom secrétaire général bu PDS maître Abdoulaye Wade léegi maître El Hadji Amadou Sall la ko dénk Babacar Gaye ne alhamdulilah Sud Quotidien moom xëyee ndindim poste premier ministre yéenekaay bi de Macky expose ses motifs moom jiitu réew mi leeral li waral mu daal di doxalee noo nekk fa mu ko wéer yéenekaay bi de léegi président dootul mën a tas assemblée nationale cumul de fonction lu ñu tere su fekkee ak wor dafa am jëm ci président ak réewam haute trahison maanaam assemblée nationale rek mooy mën a toppeeb tuuma boobee président enquête ñëw ci li mu duppe nag la ñu waxul ci boobeeb loi yéenekaay bi ne ñaar fukk ak ñaari ponk charte réew mi daanu ko laalaat ca léegi président mooy incarné bépp niveau de décision di wàllum dogal enquête xamal ñu ne ëllëg nag ci alxamis ji ci suba bureau assemblée nationale conférence des présidents dinañ ci daje ngir programmer commission technique ba ci liggéey naka noonu it nees koy yaatale ginnaaw si ba ci assemblée nationale yépp di plénière gi doxalin wu bees wi nag ak projet de loi bi nguur gi jógte jëm ci dindim poste premier ministre Le Quotidien jàpp ne Macky Sall ci régime présidentiel rationnel lay dugg nguur gu kàttan nga fare naam ci loxoy président waaye ci lu maanaa nangu las ne lu jëm ci yooyee yeesal président nas jëm ci sartug réew mi nag yëg nañu ne am na ay fipp gu ñenn ci député APR di waajal tollu ci fanweer ndax dañoo jàpp ne su yeggee day yëlëb député bi ci bépp kàttanam ba ab xott rek a fay des leneen lu waral seen ak ñaxtu googee nag ñu ne di lu ñu ci beddee responsable historique yu APR muy ci cabinet président di ci nguur gu bees gi bokk na ci ñooñee Mbaye Ndiaye Mariam Badiane Mor Ngom Seydou Gueye wàllu koom-koom ak campagne bu gerte gi la Soleil xëy def ca xayma juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari junni yu tegal juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari tonni gerte yu ñu collecté ci atum 2018 muy yokkuteg téeméer ak fanweer ak ñetti junni yu tegal juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn di tonne ñaar fukk ak ñaari milliards ak genn wàll ñu jagleel ko subvention yi yéene kaay bi ne premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne démb doon na ci jiitam ndaje ñeel wàllu mbay mi laas xëy wane nataalam moom premier ministre xamal ñu ne nguur gi atum 2020 ngir ñoŋal campagne mbay mi juróom fukk ak juróom-ñeenti milliards lay wër jamono yi wàllu culture ci observateur Youssou Ndour ak album bu bees muy waajal fan yi history la ko tuddee ci yéene kaay bi moom artiste waykat bi ne la mu ci jublu mooy lënkale démb ak lii di ëllëg observateur ñëwaat ci waxtaan wi dox démb ci télévision France 24 diggam moom Youssou Ndour ak journaliste bi di Louis Dupont ci émission à l'affiche ñëwaat na fa ci mélodie yi ci biir history waaye ci weneen wàllu engagement ngir Sénégal gu yokku Sénégal gu jëm ca kanam Youssou Ndour ci waxtaan wi ak France 24 ak seenu gi jëm ci atum 2020 di déwén Sénégal di màggal juróom benn fukki ati indépendance mu ne réew mi dafa am nag défi yu rëy yu koy xaar bokk na ci réew mu soxla lool changement ci lu xóot ndax ba fii ci mbay mi lañu wékku woon mbayëb nawet gi waaye ak pétrole ak gaz bi fi feeñ faw ak coppar ñi ci lu xóot ba réew mi am ak dal naka noonu nit ndaw ñi am ab xëy ngir des fii liggéeyal seen réew. jërëjëf Alaaji Assane Gueye naka noonu yéen ñu doon déglu mu di kon fii Sénégal wala biti réew 19h30 incha allah rédaction bu TFM dellu siwaat ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.